asalaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi ñuy seetaan ci info réew mi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar fépp fu waay nekk rek di suivre suñu site bi di info réew mi ñu ngi lay ziar di la bëggee bu baax a baax di la wax rek amuñu sa fay di la gërëm di la sant bu baax tey nag ñu ñëwaat ci seen deuxième numéro wu li nga xamante ne rek mooy seen émission bii di fii la xewee tey di deuxième numéro bi tey nag ma am si invité boo xamante ne mun naa ne invité bu hors pair la invité boo xam ne moom sa fu mu dem yëngal fa muy rek Khalifa rappeur noonu ni nga koy waxee noonu naafeq yi làmmiñu askan bi borom tous muy buut yi waaw déggal loolu Aïcha comme ni ngeen ko gisee Khalifa mooy sama invité tey dinañ waxtaanee rek lépp li nga xamante ne rek moo xew ci réew mi lu ci gën a fës comme niñ koy defee rek saa su nekk xam naa rek damay bàyyi sama invité mu daal di nuyoog mbokk yi ñu dugg ci waxtaan bi Khalifa ñu ngi lay nuyu di la ziar. yasaay aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billahi al azim salaamun qawlan min rabbi rahimin kullama awqadu naaran lil arbi atfa allahu alors assalaamu aleykum wa rahmatullah di nuyu sénégalais yëpp yu seetaan di la nuyu yow Rama di nuyu waa kër gi yëpp nuyu waa info réew mi bismillah ayca fay nañ la Khalifa ñu daal di dugg rek ci waxtaan bi sans tarder Khalifa fi ñuy njëkkee rek suñu waxtaan tey mooy li nga xam ne rek moo xew ci réew mi lëmbe fépp muy inondation yi gis nga inondation yi li nga xam wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billahi al azim salaamun qawlan min rabbi rahimin kullama awqadu naaran lil arbi atfa allahu alors assalaamu aleykum wa rahmatullah di nuyu sénégalais yëpp yu seetaan di la nuyu yow Rama di nuyu waa kër gi yëpp nuyu waa info réew mi bismillah ayca fay nañ la Khalifa ñu daal di dugg rek ci waxtaan bi sans tarder Khalifa fi ñuy njëkkee rek suñu waxtaan tey mooy li nga xam ne rek moo xew ci réew mi lëmbe fépp muy inondation yi gis nga inondation yi li nga xamante ne rek def na ko ci réew mi dégâts yu bëri yi mu def ci réew mi surtout si banlieue bi tey nan nga gisee li nga xam ne mooy inondation bi pendant année yi passé yëpp ñu siy wax mais année bu ñëw rek gën a pire ak milliards yi nga xamante ne yëpp ñu ngi wax ni ñu ngi koy def ci inondation boobu ak léegi est-ce que yow jàpp nga ni tey milliards yooyu ñuy dégg bu ñu ko defoon ci inondation bi est-ce que ba tey dina mel ni mu fi mel nii. waaw xam nga en tant que sénégalais rek am lu ñu naqadi trop quoi vraiment am lu ñu naqadi bàyyi xam nga suñu xol yi jeex tàq ñun sénégalais yi waaw ndax mënd bi moom saawaay barki démoo njaay saawaay xam nga bu ñu si tegee bët bépp sénégalais am nga lu génn si yow ku si nekk gaama la sumuwaay am nga lu la naqadi barki alxuraan boo dee nit xam nga te boo dee gor am siditu góor di daw sa maanaam deretu góor di daw sa siditu yaram yi bu fekkoon tegoon nañ maanaam sa loxo xaalis pour askan wi pour nga xeex mënd mi te defoo ko billaay wallaay wa talaay boo dee góor xëy na sax gaayan gàcce na la rey quoi billaay wallaay wa talaay toskare ñeel na nit yu bon yi nga xamante ne nii saawaay jël nañ alalu réew mi alalu sénégalais yëpp jox leen pour ñu gérer inondation bi ñu jël xaalis bi séddoo ko seeni biir jël xaalis yi gaan dugal ko seeni compte ak seeni compte jabar ak seeni compte doom toskare saawaay xoola ñel na ñooñu quoi te incha allah xoola yàlla nañu yàlla àtteex ñoom te yàlla xoola nañu àtteex ñoom parce que alal boobu noonu lewul te alal boobu riba la est-ce ay dégg waaw ñoom bu dee na ñoom ndax ñoom jaral na leen ko quoi ñuy maanaam naan deretu sénégalais parce que loolu mooy li ma la wax loolu naan deretu sénégalais la loolu naan deretu maanaam peuple bi la waaw loolu yëfu saawaay xola criminel la yëfu vampire pampaya billaay wallaay wa talaay lu garaaw laa lay wax nii toskere saawaay xola ñel na ñooñu quoi te yàlla nañu yàlla àtteex ñoom te incha allah yàlla nañu àtteex ñoom parce que ay sàcc nañ amuñu jom man la sum waa ji ba pare duñu ay waxkatu dëgg ay fenkat nañ saawaay duñu dara ñun askan bi saawaay xoola faalewuñu leen lijjantiwuñu leen te nawlawuñu leen ñoom ñooy gàcce maanaam askan wi ñooñu saawaay xoola ñooñu xëy na inondation bi mënd bi sax lu mu salte sax xëy na xoola moo leen gën lu garaaw laa lay wax nii parce que maanaam ndox bi même bu dee maanaam xëy na yàlla buy defar day mel ni day yàq maanaam ndox bi li muy bëri yëpp te si tey ndox xéwal la ak yeneen waaw mais ñoom moom saawaay yàlla da leen fi teg
ñoom ñu taxawee tànku yàq di jël alalu mbooloo di caxat-caxatee di noos si alal bi jël xaalis bi def seeni compte jabar seeni jabar gaamal la sum waaye di jéem a jaay ay femme VIP te duñu dara jël géwél yi dajale jënd ay or di dem ay vacances maanaam nafsu quoi loo xamante ni nii saa waay xoola day jeex xam nga mais nañu profité te xam ni saa waay li yonent bi salaay salaam waxoon ad dunya signul muumin wal jannatul kafirun adduna fii àjjana yéeféeri la ba pare kaso ñu gëm ñi la est-ce que dégg ñoom li ñuy def noonu yëfu yéeféer la te ñoom ñooy jàppee seen bopp ay jullit mais duñu ay jullit dama am lu ma naqadi quoi parce que askan bi loolu lay budbudi ci suuf ñun loolu la ñuy wax ci kaw parce que ñii duñu ay nit ay jëmm nit nii nañu yor mais xoolal au fond ce sont des malades booy des terroristes des criminels parce que mënoo ñëw ñu dénk la ay milliards booy ba xoolal ay 600 milliards booy suñ ko defoon ci inondation waxuma la sax 600 milliards mais 300 milliards sax xëy na bi ñu ko defoon ci inondation bi respecté ko ba gas yomb na canalisation yomb na loolu bi ñu ko defoon saa waay mën na mi nu mu demee nii du demee noonu man la sum waa ji ñu jël alal boobu yëpp gaan sàcc ko séddoo ko seen biir ay nit yu bon nañ daal te yàlla nañu yàlla àttex ñoom ñii li ñuy jéem a jaay ci dëkk bi fii di jéem a jaay affaire du ñu dara yàllaan ëpp doole fuuf ñun gis nañ fi nguuru Firawna gis nañ ko fi ak yoon ci yàlla Moussa ay buur ñu leen gënoon saawaay ëpp leen doole téeméeri junni yoon ëpp leen bopp ëpp leen xam-xam ñoo fi jaar yàlla saawaay xoola atte wala leen ni dëgg rek kay dëgg te yàlla rek kay buur asamaa ñii nii nga xam ni tekkiwuñu dara quoi ay vaurien nañ jàng ñu amuñu xam-xam te ay jaam nañ tey ci biir loolu ñu gis sax ministre de l'intérieur bi nga xamee ne rek wàcc na muy Antoine Félix Diome bi nga xamee ne wàcc na ci banlieue bi rek xale yi niñ ko teeroo accueil bi nga xamante ne moom lañ ko réserver di ko yuuxoo di ko sànni ay xeer tey est-ce que moment bi tey moom moo waroon doon moment bi mu war a wàcc moom ci askan bi ak cas bi ni mu critiqué si banlieue bi instant bi xoolal loolu rek musul am saawaay ci histoire du Sénégal da nga koy seedaan sax di ruus booy pour yow sa réew yow waaw parce que ñun dañoo bëgg suñu réew yàlla loolu la ñu natoo ñu nekk ay patriote nekk saawaay xoola ay porteur de voix est-ce que ay dégg gëm suñu réew quoi mais boo gisee gaan lu toll ni ministre de la république ministre de l'intérieur nga xamante ni moom mooy représenter maanaam gouvernement bi si maanaam Sénégal bi yëpp dans tout le territoire l'intérieur du pays moom mooy représenter saa waay xoola gouvernement quoi kooku mu ne nii su wàccee sur le terrain day mel ni mooy président de la république rek yaa ngi dégg te président de la république dafa teewal kooku amaana loolu noonu sax warul noonu nekk premier jour muy wàcc ci askan bi ministre de l'intérieur boo demee si yeneen dëkk yi chaque jour presque mi ngi sur le terrain waaw mais Sénégal fii gaan nañuy fal ñoo xamante ni dañuy ñëw diñu jéem a jaay affaire quoi di ñu jéem a jaay arrogance di dugg seeni 4x4 laal seeni clim ñu fal la gaan même pas 1 an nga laal ay immeuble loolu Sénégal la am de wala saawaay nga laal ay oto yu dul jeex wala jour bi ñu lay fal sax ñu dépensé ay millions géwél yi jugee fépp ñëw ngeen gaan xoolal noos def gan di fête gaan man la sumuwaay seen gaal loolu Sénégal rek la am di wax ni ministre de l'intérieur boobu noonu waroon na sax maanaam jaaree foofu noonu démissionné quoi barki alxuraanul karim man su doon man quoi man ku nekk da ngay xool sa boppa man su doon man la moo wàcc sur le terrain ay tout tànk ay jeunes ay booy yu ndaw di la woyal di la saaga di dagal ay dagal yu ñaaw ay tifaare saaga non barki alxuraanul karim su doon man damay démissionné génn temps bi dem ba dinaa sax am gàcce man de Sénégal loolu yëpp gaan ça prouve et ça montre maanaam c'est le bilan d'un échec total quoi booy la sale Macky Sall et son gouvernement amul ministre bu bees amul ministre bu yàgg booy ils ont échoué booy défaite bii nii musul am ci histoire du Sénégal booy Macky Sall nguuram échec am musul am ci histoire du Sénégal booy incompétence totale impertinence ay cuune wala mel ni nga jël benn xale primaire quoi jël ko gaan yóbbu ko université na ko instant bii nii xam nga toogal nga suivre cours wala toogal nga jàngal étudiants yi loolu kese la quoi parce que ñii mooy li ma la wax amuñu xam-xam bu amul xam-xam amoo xam-xam quoi da ngay ñëw ñu dénk la alalu mbooloo nga profité si nekk baadoo la xool nooy roñee alal boobu noonu yëpp def ko sa compte ak say compte mboq loolu moo am Sénégal foofu la tollu moo tax booy lii dafa doy quoi di wax lu wax foofu noonu lekk côté boobu noonu
xëy na da ngay wax maanaam saawaay ba siisu ba jooy dara kese nañu mën di sensibiliser maanaam jeunesse bi yëpp en tant que làmmiñu askan wi. te yàlla tax dem leen ngeen jëli seen carte d'identité ñii duñu dara. yéen leen gën téeméeri junni yoon te suñu alal lañ yor ñun ñëpp. suñu arme nag mooy suñu carte d'identité. ñu dem ñu bindu si liste électorale yi. gis nga bu ñu demee incha allah ba bindu si liste électorale yi ak yooyu noonu yëpp. bu ñu demee saawaay ba élection jot ñun askanu Sénégal ñu bëgg jël suñu réew jëlee ko si ñoom xool ki ñu koy dénk te ki ñu koy dénk saawaay na xam ni am na gandi maami pression barki alxuraanul karim su boobaa nag saawaay ay sàcc élection yëpp du fi am par force saawaay xoola injustice ak mauvaise gestion ak mauvaise maanaam gouvernance bi am Sénégal day jeex quoi. wala ñoom saawaay ñoom bu ñu taxawee temm ne du jeex na ñu tëral ñu renn ñu benn yoon quoi. parce que lu ñuy dund nii saawaay xoola amaana sax dem noppalu ko si bàmmeel moo ko gën gaan ñu sonal waay gaan ñu bëri gis tous muy buti ñu bëri nag ñu metti baay ñu jeune sénégalais yi dëgg la billaay ndeysaan ñu bëri nag gis ne chantier yu bëri yi nga xam ne def nañ ko ci réew mi gas fee chantier yu eggul yi bokk na tamit ci li nga xamante ne tey moo yokk inondation yi waaw parce que mooy li ma la wax rek mooy sàcc bu metti bi si réew mi loolu yëpp gaamal la sum waay xoola ay association malfaiteur la sàcc kàcc xam nga mu nekk comme benn genre horloge buy tourné sàcc kàcc gis nga horloge boo koy déglu seconde yi non mais loolu am ñu ne lay wax dëgg bi te yàlla tax man waxuma pour ay comédie nii wala pour caaxaande dëgg laay wax te yàlla rek a tax ni ngay waxee dëgg gi moo neex rek moo xoromu quoi gis nga horloge bi ni muy tourné boo koy déglu bu baax muy def bruit sàcc kàcc booy xoola booy ñu jiite Sénégal instant yi noonu nañuy doxalee booy ba si lépp nax ba si détail travaux yi nii xoola da nga lay ñëw xoola def maanaam projet wala travaux dañ siy def étude ñoo ne dans 1 an wala dans 2 ans dina pare defal la lépp booy bilan yi lépp leer booy xaalis bi génn yenn montants yi sax du nekk contribuable sénégalais yenn yi sax xoola dañ koy àbbu booy Sénégal da koy leb suñu turu sénégalais yi mu nekk sa alal nekk sama alal nekk suñu alal ñun ñëpp waaw ñu dajale alal boobu noonu dugal ko maanaam si projet bi mais non di nga gis maanaam ay sàcc si ñoom ñoo xam ni ñooy dagg affaire yi di daggee affaire yi xam a gën a xam ana terre bi quoi lu ñu inauguré te musul daw ba pare ñuy gëmloo ay dina daw xaw ma laax lan booy ñii dañuy saaga quoi booy dañuy sax si di ñu saaga ba pare seen doom yi nekk di ñu jéem a jaay affaire si temps bi fii te duñu dara seen baay ay sàcc nañu est-ce que ay dégg suñu alal nañuy jël seen baay sàcc ko am fi ñu ko jaaralee ñu nekk si temps bi di ñu jéem a jaay affaire te duñu dara est-ce que ay dégg voilà di wax ni ndax gaamal la sum waay benn côté sénégalais la ñoo ñu tooñ parce que sénégalais yi tamit ñu si bëri ay naafeq nañu ay naafeq yu bon te da ngay taxaw sax di xeex dëgg ci yàlla rek a tax yenn sénégalais yi xoola di la saaga parce que ñu ngi xool ñoom seen intérêt foofu nekk ñoom ay dunguru looloo gën a bon loolu moom yàgg na Sénégal moom dunguru xoola dunguru du mësa nguuru quoi noonu la demee gëm leen seen bopp ngeen xam ni Sénégal fii xoola lu ñu yàlla may si koom ñëpp mën nañ am fii ndóol warul am Sénégal te yàlla rek a tax quoi même boo ndóolee sax état war na yëkkati benn montant di la ko fay chaque mois subvention wala leneen ak leneen. dëgg la mais Khalifa Médina fu bëree toll da ngeen tekkaaral fu mu ne nii. waaw parce que xam Médina. askanu Médina yëpp dañ ne Bamba Fall dégage. te Bamba Fall dégage boobu noonu. Bamba Fall instant bi xëy na am na lu ko doy moom. waaw ndax mi ngi feebar am feebaru prostate. ba ndeysaan. lu la si wóor. man mooy lu ma wax man booy saa si dëkk bi laa dëkk xam dëkk bi. yaa ngi dégg xëy na amaana sax maanaam Seydou Gueye ak Mahmoud Saleh ñoom ñoo ko jàppale ba yóbbu ko si Macky Sall baal ko delloo ko passeport am mu voyagé instant mi ngi France di faju waaw te war na sax dem États-Unis yaa ngi dégg ñun fii na ñu dëkk saa waay yi but buti si réew mi yëpp xam nañ ko
ba pare saa waay xoola di wax dëgg bi di def ay révélation parce que xoola mooy lu ma la wax du ñu mës a yëg ay affaire si dëru Médina ba pare saa waay di si noppi kon day mel ni ay complice nañu bàyyi leen di ñu jéem a dégal ay maanaam ay coup di ñu jéem a faagaagal booy du ñu nax yéen bàyyi leen ñu si jàmm ak salaam ñu nekk suñu jàmm ñun dañoo bëgg suñu réew bëgg suñu Médina suñu gox loolu kese la mais pas ñuy dem di ñu jéem a coup di jéem a yooyu yëpp xam nañ ñu mu demee coup yi jàll ak yi ñuy waajal yëpp xam nañ ñu mu demee koppul mbokk mënoo ko jëw tey si tey nag Médina bi yëpp booloo nañ Médina boo fa demee plus de 70% ñoo lay wax ne saa waay Cheikh Ba Messi nañu wóolu te moom nañ bëgg te doom Médina la te fala guñ ko meer te mi ngi def yu bëri yu baax si askanu Médina yaa ngi dégg message bi ñuy lancé Seydou Gueye mooy Seydou Gueye ndax ànd xool ni muy def maanaam ba jàppale rakam parce que Cheikh Ba rakam la te doom Médina la te moom sax doom Médina la na bàyyi Bamba Fall amul lu muy wax ak Bamba Fall lu ñu séq ak moom mooy Bamba Fall dégage après saa waay mu delloo ñu suñu alal bi mu sàcc wala ñu yóbbu ko si kaso bi yaa ngi dégg amul lu muy wax ak Bamba Fall quoi na ñëw jàppale maanaam Cheikh Ba ñu xool ay projet yu dëgër yoo xamante ni moom nañuy def pour intérêt askanu Médina ñu àndandoo liggéey suñu Médina ñun personnellement nañ si indi suñu touche en tant que acteur de développement parce que incha allah dinañ ñëw bientôt lancer suñu mouvement boo xam ni da nga leen si woo yéen ñëpp presse bi mouvement boo xamante ni ñun suñu objectif mooy emploi des jeunes waaw emploi des jeunes parce que ñun Médinois yi bëggatuñu gis booy xoola doomu Médina di chômer quoi di nekk si mbedd yi di taxawaalu bëggatuñu gis loolu yaa ngi dégg te maintenant ñun ñëpp boo ñu dajalee saa waay xoola nous sommes presque 90,000 personnes instant yi suñu budget rek saa waay xoola 900 millions la par année donte ni ñu ngi sàcc di def ay mafia yu dul jeex 900 millions la par année te 900 millions yooyu noonu diviser ko par 90,000 personnes nga xool wala boobu te tey si tey budget boobu mun nañ ko jëlee 900 millions yóbbu ko ba 4-5 milliards bu lépp jaaree yoon maanaam juuti yi di daw si yoon di jaar yoon yaa ngi dégg waaw ak yeneen impôts yooyu noonu yëpp xam nga dañu liggéeyul daal mais bu ñu liggéeyoon saa waay heure bi Médina saa waay sénégalais yëpp dañuy bëgg dem daw dem dëkk Médina lu garaaw laa lay wax nii te ñun xoolal loolu la ñuy xeex pour Médina saa waay xoolal nekk numéro 1 bu ko defee Médina mooy Sénégal yeneen commune yëpp roy si Médina ñu defar Ndakaaru Njaay defar Sénégal ñun loolu mooy suñu projet quoi. dëgg la noonu la demee ràcc nga jëmale sa kanam daal dëll na de. tous ñabee ñun xoola dañu gis ni ñuy wax mais gis nga li ñuy wax liy wax si ñun sax du ñun xamal lan lay wax loo xamante askan wi da ngay bud yi ci suuf ñun gars yi ñoo ñu poñe ñun gars yi ñoo ñu poñe nañu affaire bi Cheikh Ba la da leen wax Cheikh Ba barki alxuraanul karim man Cheikh Ba musuma ko gis musuñu toog ba léegi nii maa xam yow woowaguma mais yaa ngi gis action yi muy def ak yooyu lépp maa ngi koy gis ba pare askan bi di ma ko wax yaa ngi dëgg la te dafa nekk koo xamante nii dañoo wër si moom ay mafia ba sonn gisuñu ko dëgg la yaa ngi dégg ba léegi woowaguñu bu ñu woowee insha allah xoola dañuy dem te bu ñu demee du ñu dem nii pour ay yaama neex de non intérêt Médina defar Médina par la force. d'accord ay dégg waaw ñu won ko ay projet yu leer. d'accord Khalifa ñun jeune Médinois mu jàppale ñu si. ñu defar suñu Médina. ok d'accord foofu nañu tëj chapitre boobu Médina ayca léegi nag gis nañ ne aussi li nga xamante ne mooy langue politique bi yëngu na lool fi mu toll nii delluwaat ci la mu nekkoon maanaam gis nañu li nga xamante ne mooy coalition yi gis nañu tamit li nga xamante ne mooy defaraat parti yi ak yu ni mel tey gis nañ sax ki nga xam ne mooy ci biir loolu gis nañ Thierno Bocoum daal di def benn point de presse daal di wax ne ki nga xam ne mooy Mame Diarra Fam dafay doomoo koo xamante ne du doomam ngir yaakaar si li nga xamante ne mooy poste ëllëg tey yow nan nga jàngatee wax jooju noonu. waaw en tout cas moom naa la xamal benn affaire de Sénégal fii nii bëri na ay politiciens quoi politiciens nag nekkul lekk saawaay ñi nekk au pouvoir nii. nga xamante ni saawaay dañ leen di dénk suñu alal ñuy def lu leen neex. di dawalee saawaay ay yaama neex wala jël alal bi di dóor wala yeneen ak yeneen. opposition bi. ak a bëri ay politiciens. ba nit dafa lëndëm barki alxuraanul karim te ñun dinañ wax dëgg saawaay parce que dëgg la day buddi ci suuf. fen jël ascenseur dem yoonam dëgg jël tempsam di jël escalier bu àggee lépp leer. ñun booy saawaay par exemple rek exemple bu ndaw en parenthèse bu ñuy woy libéré Gbagbo en 2011.
gars yi bëri naan ñoo ay bëgg boo xama sàcc la ay lu ñu dugg si ba ñaata at nañ si teg 10 ans nañ si teg yàlla leeral lépp saa waay waxuma la sax 10 ans 8 ans nañ si teg yàlla leeral lépp CPI dem ba xam ne lii yëpp ay coups yu tubaab bi toggoon la ñun comprendre nañ ko bu yàgg dëgg la ñun dañ koy wax saa waay te yàlla rek a tax ku si mer on s'en fout buñ ko waxee nag saa waay yàgg incha allah dëgg bi dina leer quoi ndax mooy mujj. tey si tey opposition bi bëri na ay politiciens bëri na si ay politiciens yoo xam ni man personnellement génn naa saa waay xoola wan askan bi ñii ay politiciens nañ te sama waxu démb man mooy sama waxu tey te mooy sama waxu suba incha allah parce que dëgg la te yàlla rek a tax gis nga Ousmane Sonko waxuma la sax Mame Diarra Fam man xëy na loolu ñoom la quoi mais bëri na sax ñoo xamante ni nii ñi ngi koy frère naan mon frère waaw c'est mon frère waaw di jéem a suusal di jéem a teg maan te xoola tous seen intérêt kase ñoom xoola ay milliards ñoom nañu teg bët ay budget ay milliards nañu teg bët pour incha allah defaat seeni coup naxaat askan wi booy am ñoo xam ni gars ay nante nañ de billahi wallahi yàlla leen may maanaam ñoom ni ñuy naxee maanaam askan parce que ñuy ñëw xoola ñu dénk leen 100 ñu dóor 60 jël 20 am fi ñu ko dugal askan bi foofu coow si ay xamal ak ay projet waaw diw moo fi tabax lii moo fi def lii jël yeneen 20 jël ñu bëri wax booy saawaay ñu yaa ma gën a xam ñoo xamante ni xëy na dañuy am charisme wala gars yi leen di xaw a régalee xel wala dara ñu jox leen 20 ñu séddoo. bu ko defee après ñooy génn di coow naan diw moo fi nekk te tous duñu dara ay sàcc nañu comme ñëpp. est-ce que yaa ngi dégg. waaw. di wax ni nax Ousmane Sonko moom xëy na doful dina jàpp ko te du ngaaxa waaw man la sum waa ji boo nee anti système nga carrément gars yi ñëw gaa man la sum waay xëy na nag local la parce que élection locale bi ñu defee maanaam coalition loolu lu baax la parce que ni mu baaxee mooy que ni bépp gox boo munti dem gox bu nekk am na doom lu dëgg te gox bu si nekk waa gox ba ñooy xool maanaam seen intérêt ñu tànn seen doom mu leer ni seen doom bi bëgg na gox bi te am na amour pour gox bi ñu xool ñu ngi koy jàppale jox ko gox bi moom tamit mu wëlbatiku jàppale askan wi waaw ba pare bañ a def ay mafia waaw bu fekkee moom coalition yi loolu lay jur moom nice même bu fekkante ne ni tamit am na ñu koy maanaam doomoo wala xaw ma ñu koy yaayoo affaire yooyu pour nekk maire bu ñu nekkee maire tamit nañ teg bagage si yoon bu fekkee seen askan wóolu na leen ba jox leen mairie bi wala ñoom am nañ amul seen askan ba askan bi jox leen mairie bi bu ñu def injustice bu ñu def mafia nañ teg bagage si yoon jàppale askan wi dëgg la du dëgg waaw fii loolu mooy l'essentiel ñëpp presque képp ku siy génn di wax intérêt lay wax dëgg la voilà ñu askan wi duñu ay ngaaxa dëgg la Khalifa ñu gis la nag ñu wax si leneen ñu gis la nag bi nga xamee ne rek Kounkandé reporté na li nga xam ne mooy xar géej gi ñu gis la nga gàddu arme bi fu mu jëmoon ci Kounkandé nga doon wër wala waaw xam nga loolu ñun bu jeexee jeex na tey si tey ñëppay juum ñëppay def erreur yaa ngi dégg waaw xëy na maanaam Kounkandé Thierno Amadou Diallo nekkoon na suñu booy ñu xam ko bu baax maîtriser ko xam nga tey si tey nax côté boobu jégalu woon naa si askan wi sax mais damay wëlbatikuwaat jégaluwaat tuubaat di jégalu man Baye Fall rëyuma man su ma juumee damay xam ni juum naa su ma defee penalty damay xam ni def naa penalty su ma tooñee damay xam ni tooñ naa maa ngi tuub te di jégalu askanu Sénégal dafa war parce que yow da nga nekk nit koo xam ne dañ lay suivre ñu bëri dañ lay xool ndaw ñi dañ lay suivre maa ngi dellu di tuub te di jégalu askanu Sénégal si jëf boobu noonu noonu la demee amaana loolu sax normal quoi su ma xamee woon noonu moom saa waay du demee noonu mais xëy na mooy li ma la wax rek xam nga xëy na maanaam booy bi lu mu topp suñu diine di ko tutoyer di tuutal suñu diine di yàq maanaam saa waay deru Sénégal parce que gis nga ko instant yi mi ngi si yeneen dëkku Afrique moom tamit di saaga sénégalais yi xam nga yaa ma gën a xam loolu kase ñu naqadi woon quoi te pare ñu yàgg tamit wax ak askan wi ne nañ génn seen yéene mais mooy loolu moom mooy la askanu naa fekk saawaay nañuy jëflanteel dëgg la waaw ñun duñu ay ngaaxa te xoola kenn duñu teg xel yàlla ji nax nañuy topp te yàlla rek a tax dëgg te yàlla rek a tax muñ juumee ñu tuub jégalu mais tey si tey askanu naa fekk bi ñu si bëri dañ wëlbatiku woon
yéene ma kaso si jëf boobu. wallaay barki alxuraan yéen a bon yéen a yées mais xoola lu waay rendi si loxoom lay naaj. te yéene néeg la borom moo fay fanaan bu jeexee jeex na quoi loolu tuub naa si jégalu si incha allah yaa salaamu. d'accord li ma bëggoon rek ñu def ko rapidement parce que ñu ngi may signaler ni temps bi jeex na. si kaawu ki nga xam ne mooy Dieynaba Balde gis nga coow li nga xam ne moo am digganteem ak Bril nan nga jàngatee coow loolu mbirum sàcc ay preuve ak yooyu noonu ay données personnelles di ko si chantage. waaw xam nga gel boobu moom. Dieynaba Balde man dama ko yërëm quoi personnellement billaay wallaay wa taalaay dama ko yërëm xam nga parce que xëy na tey si tey. ay waajuram bu ñu amoon yenn moyens yi wala bu ñu amoon alal xëy na du demee nii quoi xëy na instant bi mu ngi toog si ay pooju ndeyam di jàng wala leneen ak leneen malheureusement xëy na dafa démuni ay parents maanaam néew doole ñu am maanaam ni ñu naxee woon maanaam xale bu jigéen bi xam nga gëmloo ko ay affaire de seen petit gàlle ay seen petit gàlle yoo xam ñu ko organiser sax doo fa gis seen ay doom naa fekku Sénégal a ngi noonu est-ce que ay dégg tey si tey dem nañ ba benn paa tamit bu ñàkk fayda ñàkk jom jëloon ko fi appartement di ko tëddee alors malheureusement xëy na moom nag xale la quoi yaa ngi dégg waaw man dama koy xool maanaam ci sama sœur rek waaw moo tax ma yërëm ko quoi te tey si tey presque jigéen moom lu ëpp 90% jigéen yu bon yëpp maanaam góor yi ñoo leen yàq quoi dañuy wax dëgg bi te yàlla rek a tax xam nga tey si tey Bril boobu noonu il nous a déçus quoi nous les sénégalais te booy bu ñàkk jom la tamit waaw te gandi ngaaxa la di jéem a jaay nante naan da ngay rap naan da ngay éveillé nekk porteur de voix nga di sóob waaye kooku day sóob day yàq deru rappeurs yi kooku ngaaxa bu bon la Bril fight fake da leen koy woowee noonu làmmiñu askan wi xoola mooy wax Bril fight fake yow xoola booy bu ñàkk jom nga jël booy bi gaamal la sum waay yow ngaa xale fi muy tàmbalee mooy nga jël sa kóol di si futteeku di def ay affaire ba sa image gaan di nekk sa kóol ba tey si tey ñu lay chantage loolu léegi waaye di la barki alxuraan ba pare xam nga ni image yooyu mënoon na tas noonu la demee ba pare xam nga ni xale bu jigéen bi bu demee maanaam ba nangu dëkk ak moom xëy na dafa am yaakaar si moom wala dafa bëgg moom maanaam bu fekkoon bi ngi doon xool si que ni kii mun na nekk sama sœur wala dara dina jël booy bi taxu ko def si farata xam ni am na doom mais du ñëw di dundox moom concubinage quoi te xale bu jigéen bi di ko jauger di ko taam wala boog di ko sirxata mooy billaay wallaay wa taala man du ma solidarité saa waay xoola si cagatu du ma solidarité saa waay si deux plus du ma solidarité si xoola si lu dul dëgg rek laay wax te yàlla rek a tax est-ce que ay dégg booy boobu lu mu def lu ñaaw la tey si tey léegi xale bu jigéen bi ñu ngi nii gaamal la sum waaye nar ko yóbbu kaso na retirer plainte am te jéem a fexe def le tout ba booy bi bañ a dugg si kaso bi ak booy bi si duggee si kaso bi moom tamit responsable la si parce que moo jël booy bi fat ko di dafay affaire am xëy na ba booy bi dem am lu ko metti parce que booy bu demee ba wëlbatiku bu ko tëgg dil bëgg sàcc kóolam ak yeneen xëy na am na lu ko metti lu dëgg voilà loolu kese la quoi man nag xoolal du ma avocat di jaadu te du ma défendre caga tamit booy boobu tamit caga la xëy na xale la quoi xëy na maanaam moo ñoragul yenn ñori ak xëy na tamit ñàkk tamit booy yàlla ñu yàlla musal si ñàkk booy pauvreté mooy indi lii yëpp booy nga dem di dëkk ak góor bu dul sa jëkkër sa waa gaale di seetaan sa frère di seetaan ana dignité ana doylu mooy li ma la wax te xam nga tey si tey mooy li ma la wax ma ne la parents yi tamit ñoom moom ay parents am ils sont responsables ak frère am boobu noonu tamit ku ñàkk jom la tamit booy boobu moo war a dem si kaso bi frère u Dieynaba Balde di téye sa sœur ga amal la sum waay di ko parce que moom aussi déggoon nañ ko ci coow bi nga xam ne bi si Diop Isaac aussi moom mi ngi woon ci biir loolu yëpp complexe la parce que dañ ñaan kii star la xam nga jël booy bi teg ko fu mu àggul dëgg la mais booy bi ay moroom yi fi ëpp ko tur mais dañuy jàngi la moo tax mënul dem jàngi li jënti gaa ñu yóbbu ko mu jàngi parce que xale la mooy loolu wala mu dem saa waay dignité comme dignité bi nga wax mu am dignité jéem a xool ku koy jàppale même mu dee si njaay sax mu jaay dina barkeel wala boog mais duñ ko def ñoom tamit ñu bëgg yomb nañ xale yu ndaw yu dëgër bët ay booy waxuma la sax booy tutaw yi mais booy 2002 yi 2003 yi ay booy yoo xam ne engrais bi gain ma la sumuwaay dañuy teel a meññ teel a mool
te ñoom ñëpp ñàkk jom. doy dëgër na bët waar booy doy na waar. après lu si gën a garaaw mooy ñeme taatu mag saa waay xoola jaral na leen xoola ñu àngu ko pour am iPhone 11 12. waaw baal may wax ngay booy baal léegi man dëgg laay wax man xam naa ne comédie man dëgg laay wax yàlla tax askan wi li muy budbudi ci suuf. wallaay dëgg la. ñun ay artistes rappeurs nañ dañ koy wax si kaw ñëpp dégg. dëgg la. booy dañoo ñeme taatu mag te dañoo dëgër bët ay xale yu ndaw mais booy xëy na sax seen waa gaale dañ leen yar quoi mais ñoom seen bopp ñooy topp gaan man la sumuwaay nekk ay complexe xam nga nekk si TikTok bi di def ay yëfu caga di jéem a xool maanaam star kaane yi ñuy dund wala yeneen ak yeneen booy fii Sénégal la de fii Sénégal la am leen jom ngeen roy saawaay seen ndey ak seen maam yi wala boog ngeen xalaat maanaam ëllëg saawaay fii gaamal la sumuwaay jigéen mooy jur ku nekk quoi ay ca temps bi jeex na noonu la demee waa ñu may dóor wax ni ndax gaamal la sumuwaay yi loolu noonu xëy na maanaam ay bril yooyu noonu ñu ngi leen doon xaar sax heure bii nii ñu taxawu askan bi pour maanaam échéance yu ñu jëm ñu sensibiliser jeunesse bi pour ñu dem jëli seen carte d'identité bindu si liste électorale yi mais mu ñëw di dugg si yëfu caga yi nii gaan bay kalaate xamul wala di def yu bon yi di yàq société bi Khalifa tëjaaleel parce que ku yàq maanaam tàggoo waaleel temps bi jeex na ku yàq maanaam xale bu jigéen sénégalaise yow yaa ngi yàq maanaam société bi yëpp dëgg la jigéen mooy société di lancer maanaam message askanu Sénégal ndaw yi ak ñëpp nañ bañ a roy si booy ñàkk jom yi nii quoi waaw bàyyi affaire de taat day umaate waaw bu la yàlla dénkee benn teranga bu ndaw bi saa waaye xoola jamal nga jéem a xool nooy takkee soxna yaa ngi dégg boo nekkee jigéen nga dem nga lijjanti góor bu baax bu am diine ngeen dem ngeen sëyi te ngeen bàyyi njaaloo bi da leen di est-ce que ay dégg nii gaan moom problème boobu na ko yàqal lu bëri booy supprimer nañ ay vidéo am te mi ngi nii gaan di yàq crédibilité ak yeneen dëgg la te na booy dem bindu ji waaw d'accord Khalifa tàggoor ngeen bindu ji si liste électorale yi te ngeen na ngeen nekk nit ngeen bàyyi seen saaga yi ak seen menaces yi Khalifa tàggoor Khalifa rappeur laa mi ñu askan wi noonu naa fekk yi man la sum waaj tous ñebe muy but-buti waaw di suus ayca jërëjëf Khalifa ñu lay jaajëfal bu baax ci jotaay bi nga xam ne rek seq nañ ko ak yow di remercier rek ñi nga xam ne rek ñoo ngi seetaan saa su nekk di leen wax rek beneen yoon lay doon ci beneen jotaay ak seen émission fii la xewee nii rek lañ koy defee di leen indil rek li nga xamante ne rek mooy xew ci réew mi saa su nekk rek di ko waxtaanee ak askan bi nga xamante ne rek ñooñu taamu di ñu seetaan saa su nekk di gërëm rek ñi ma àndaloon ci technique bi papa ak bijou di wax rek beneen yoon lay doon ak beneen numéro ak beneen daanaan ak ci yeneen i mbir jërë ngeen jëf merci beaucoup. tous ñebe ngay but buti si dëgg de